asalaamaaleykum téléspectateurs yi asalaamaaleykum mbokk yi xarit yi ak soppe yi waa RTV Afrique ñoo leen indi seen show Triti diaspora bi di si ànd ak tey comme d'habitude rek suñ xarit yi soxna Néné Mané ak Germaine fas yéene leen koy indi nag chaque mois si année bi kon boog ñu ngi wax boog Néné ak Germaine ñu nuyoog téléspectateurs yi. Soxna Mariane jërëjëf ñu ngi leen di nuyu di rafetlu bu baax émission bi di kontaan di dellu si waat encore pour beneen émission merci. Germaine. waaw bonjour Mariane maa ngi lay nuyu Fall maa ngi nuyu Néné Mané di nuyu surtout communauté gambienne bi. parce que ñun ak ñoom ñoo dëkk te saa yu ñu jógee ñu topp suñu ginnaaw ñu ngi nuyu bu baax Gambien yi nekk fi Washington ak United States yëpp sax. ñu ngi nuyu aussi Souleymane Diop moom mi nekk ci ginnaaw caméra yeeg yooyu. ñu ngi nuyu ñëpp di nuyu waa Sénégal. macha allah macha allah Souleymane moom amuñu payam moom yàlla rek lañ koy bàyyeel mu fayal ñu ko. suñ jógee nag si nuyoo yi ñu nuyu fa kilifa yi nekk si communauté bi DMV bi di si jiital nag suñ imam Pamboub teg ci sëñ Mamor Mbacke. ak suñu xarit boobu Cheikh Wali Seck fàttewuñu kenn di si nuyu Ahmed Sy ak sëñ Mansour Ndiaye ak Khalifa Ababacar Diène tey nag dañ leen indi si table ji rek xam ngeen ne communauté bi ñun suba bu nekk ñu ngi leen di taataanal di leen indil loo xam ne ku ko dégg dina la jëriñ donc tey nag liñ indi nag Néné ak Germaine tey lu jara waxtaanee la loo xam ne mu ngi daw ci communauté bi métti na c'est foog ñu waxtaanee ko comme que am nañ occasion bi yàlla jox ñu RTV Afrique nga xam ne mun nañ see indi suñ jàngat mun nañ see indi suñ conseil kon boog tey moo tax ñu indi ci plateau bi li nga xam ne mooy jàngat mooy lan divorce yi bëri na trop ci communauté bi naka lañ koy jàngatee naka lañ koy fajee moo tax nag tey ñu toog fii nii tey loolooy suñ biir ñu waxtaane ko ndax léegi kat gis nañ ne divorce yi dangay sëy ñaari weer balaa juróom benn weer soo nee ana jëkkër ja wala ana soxna sa ñu ne tas nañu léegi nag lan moo waral loolu ak lan moo ko indi ak lan mooy saafara bi soxna yi lu ngeen ci xam Néné. soxna Mariane sujet bi nga indi tey dafa rafet sànq dama nuyoo xaw a gàttal waaye di nuyu bu baax Germaine di kontaan di toogaat ak moom. dëgg la man du may yem ci communauté sénégambienne yëpp damay nuyu Gambien Sénégal mais nuyu ñeneen ñi ñu bokkal communauté bi. di rafetlu vraiment ànd bi ndax tamit ñi ñu fekk ci dëkk bi tamit war nañoo xam nu ñu collaborer ak ñoom ndax ànd bi neex. dëgg la donc di nuyu ñëpp. di kontaan aussi di nuyu suñu waa mbokk Sénégal yi ak ñëpp ci diaspora bi. sujet bi ngeen di tey dafa am solo. ndax ñu ngi koy dund. ku ko ku xam ne daal kii ko dalu la dal na kenn koo xam ne daf la jege. te yaakaar naa cause de divorce yi li ko indi dafa bëre. dinaa ci tànn tuuti rek pour wax par exemple nit ñi léegi dañoo sëyul dañuy dem pour seet. li ñuy soxla walla li ñuy wut mooy intérêt bu ñu ko fekkul ñu dem. sëy dafa xat te on dit on se marie pour le meilleur et pour le pire. donc booy dugg ci sëy da nga koy xoolaat bu baax. parce que tu es comment dirais-je vous êtes unis à vie. dëgg la vous devriez être unis à vie c'est ce que je veux dire mais c'est pas le cas donc nañu demee ci sëy yi nañuy muñ te nañuy dugg ci sëy boo xam ne bëgg nañu sëy ndax kër xat na lal xat na néeg xat surtout lal. dëgg la nga war fa nekk koo xam ne bëggoo ko. donc il faut que ñu xoolaat bu baax a baax jóg rek sëy wala jóg rek gis nit rafet na wala dajeek ñu ay boîte de nuit la ñuy daje wala jotaay xew wala dara ñu mag yow defar ba mbaax. nga ne nga xaw a am tuuti faiblesse ci nit ki rek topp ko takku ko te xamoo ko foog nga xam nit ki xam background am xam jikko yi. dina tax nga xam ne kii mën naa dem ak moom wala mënuma ma dem ak moom sëy dañ koy seet. dëgg la te bu njëkk ba da nga daan def mag yi dañuy seet sëy bala nga ciy dugg. donc lii laa lay jot tuuti rek ba ñu ñëw parce que xam naa dinañ gën a développer donc sëy da ngay sëy koo bëggal. soo bëggee sëy bi jëm kanam bañ a sëy ngir intérêt. Germaine dégg nga li soxna Néné Mané wax lal dafa xat comme suñ mag ñi li ñuy wax lal dafa xat koy mën a sëyal rek na ngeen bëggante
seen nëbbante bi ak dox daje bi yow yaa ngi jóge fii moom mu ngi jóge fii ngeen dox daje ngeen bëgg a former une famille yu bëri tamit sëy yu bëri mu ngi si yàqu tamit si dox daje bi doo si xam. xam nga Marianne dans un couple il faut qu'il y ait la communication. dëgg la. communication bu amulee rek doo leen mën a sori. il faut ngeen di waxtaan. mais aussi Marianne lu ñu war a xam mooy que ne jëkkër. du moroom. dëgg la. nit boo nekkee ak sa jëkkër da nga ko war a fonk. am foo ko teg. ndax mooy kilifa kër gi. lii andi cause divorce yu bare mooy dangay nekk ak sa jëkkër bu waxee nga tontu. mu waxaat doo ko bàyyee kàddu mu wane ne moom mooy borom kër. nga yow amuloo fenn foo ko teg loolu yëpp day andi problème mais aussi il faut ñu xam que ne sëyu fii. ak Afrique bokkul. dëgg la. bokkul du tout. ñii sëy Afrique ak ñun ñii sëy fii bokkul parce que par exemple Afrique Marianne dangay xool Afrique am nañu ay domestique. dëgg la. mais fii nga nekk ci dëkk bi amuñu kenn ku ñu jàppale. dëgg la. ñu ne la yow léegi da nga ñëw sëy si. te et puis suñu góor ñi nañ ma baal dañ leen yarewul si ñu ñuy jàppale ci biir kër yi. dëgg la. Marianne loolu problème la. par exemple da ngay gis sénégalais moom ñun côté boobu ñun mënuñu ko xamuñu ko góor gi du def dara donc yow ko jigéen ki yaa war a def lépp nga ñëw sëy si. lii gën a andi problème yi mooy frustration. dëgg la. par exemple léegi yow da ngay ñëw sëy yow yaa war a togg yaa war a def lépp pendant ce temps sa jëkkër mu ngi nelaw. dëgg la. te bu jógee du la nangu jàppale. dëgg la. nga ñëw sëy par contre nga sëy aussi boo nga ñëw rek nekk en état de grossesse aussi. dafay métti. dafay gën a métti. Marianne ci dëkk bu mel nii. sunu góor ñi du ñuy faral di jàppale. dëgg la. waaw mais léegi li ñu leen bëgg di wax aussi boo bëggee tamit sa jabar mu féex il faut nga di ko jàppale ci tâches ménagères yi. dëgg la. parce que kër gi moo bare li ñuy war a def fóot togg te nag sénégalais fu mu dem il faut muy invité ay xaritam. nañu góor ñi di dimbali ci kër yi loolu frustration yooyu mooy andi divorce cause divorce yi ngay gis. parce que jigéen ñi dañuy sonn. dëgg la. liggéey ji ci biti ñëw encore ci biir kër di liggéey te góor gi waru la du la jàppale. dëgg la. loolu problème la. comme ni nga ko waxee rek ñun les Sénégambiens laay wax jigéen góor ñu bëri duñ jàppale seen soxna yi ci kër gi muy beneen cas tamit ne na ko suñu na ko xale yi sëy fii ñoom rekk nekk fi yaay nekku fi nijaay nekku fi papa nekku fi mooy yu bëri ndax sëy xat na néeg xat na ñaari xale suñuy sëy foog mag ñu jàpp si ndax ñu ngi ci diaspora bi nekkook yaay nekkook nijaay nekkook papa loolu tamit lu bëri joué na si divorce yi tamit ñu am kilifa yi tamit nekk derrière jàppale xale yi sëy fii nii même su seen présence mais comme que avec léegi téléphone yi ñuy jox seen doom yi ay conseils pour ñu gën a mën a jàppalante seen néegi sëy. Marianne loolu tam dëgg la mais comme ni Germaine wax cause divorce yi dafa différente des situations. li indi cause de divorce Sénégal bokkul ak li indi dëgg la am na yu lié. yu indi cause de divorce dans ce diaspora. parce que au Sénégal cause de divorce yenn yi lu ko indi dëgg la xale yi dañuy sëy léegi rek dem wuti appartement looloo xew Sénégal. dootuñu dem toog ci penku dem sëy sa kër goro. sa kër goro. dafa amoon solo am importance te xale yi léegi bu ñu sëyee rek ñu ngi wut appartement. du ñu jàng. parents yi du ñu leen préparé. déedéet parce que avant da nga doon toog sa parent ne la demal sa kër nijaay diw wala bàjjen diw. fa ngay gis xale boo xam ne di nga ko takk di nga ko bëgg. ngeen respecté ngeen bokk background respecté seen culture respecté lépp. mu am solo sëy bu mag ngi jàpp ci mu dem. mais nga am sa jabar yóbbu appartement. boo leen histoire boo leen kii te léegi ku nekk day dem ak tempérament. dëgg la yeneen tollu niveau de éducationnel. kii jàng nga ne benn mu ne lu fukk. li kii di wax. jigéen ñi dootu ñu dem di muñal seen jëkkër te bañ xam ne jëkkër mooy kilifa. dëgg la mais dañuy tontante parce que ñoom ñu ngi liggéey mi ngi liggéey ñu fa ne am nañu droit boobu. alors que mariage dafa basé ci ay sart
boobu benn la. mais nga ñëw ci diaspora bi fii ni ñu siyee ni mu waxee noonu doo am ndimbal doo am dara. mais d'une part waroon na neex parce que léegi yow sa jëkkër yaa koy taajal. dëgg la yaay jaagar yaay def yëpp amatul mindaan waroon na neex. dëgg sa la jëkkër am si lu mu jàpp. dëgg la yow ngay gérer togg di ko defar ba mu baax na xam ne mindaan toggatul. déedéet mais Sénégal mindaan yi leen di togg di leen defar yëpp ñooy teg say table yi. effectivement. nga dem liggéey xamoo sa jëkkër bu teelee wàcc lan lay nekkee ndaw si ci kër gi. óorul loolu tas na sëy yu bëri. óorul waa ji mujj ci mindaan yi. du question yow yaa gën mindaan bi déedéet mais mindaan bay togg lu baax defar lu baax indil ko yow toggatoo parce que yaa ngi liggéey dem di ñëw. amoo jot. donc loolu am na tamit importance mais fii si diaspora bi amuñu parent bu ñu jege. dëgg la ku ci mer dem sa yoon jigéen nga liggéey góor a ngi liggéey ngeen wàcc ngoon ñëw. dëgg yow nga sonn ma sonn mais am na góor yoo xam dañ lay naan bugguma lekk bu fanaan wala ci frigo chaque jour lu bees. waaw il faut mu am góor yu compréhensif. dëgg la. suñu bëggee dimbalante parce que réalité yi ci diaspora dafa metti bokkul. yàlla bu ci am doom. dëgg la charge yi yokku. donc sa jabar boo bëggee mu liggéey di la defaral il faut nga muñal ko yow nga dem liggéey indi lépp lu war ci kër gi moom mu toog ci kër gi gérer. dëgg la waaye bu dee 50-50 yi xew ak. waaw yooyu foog mu liggéey nga liggéey donc boo ñëwee foog nga dimbali ko li kii wax. dëgg bu la nekkee ci waañ bi nga dem raxas wala nga teggi boo invité ay gan nga dem jàppale ko. dëgg la naam nag am na góor yu koy def. waaye ña ko dul def nag fa lay divorce bi di am. dëgg la dox daje rek mbedd rek dem daje kaa ñu sëy li ngay séntu bu fa nekkul du am. mais li Germaine wax ci communication c'est très important c'est la base de tout un mariage. il faut communiquer. Il faut vraiment s'engager dans le mariage, s'entraider. S'il y a des problèmes, en parler et chercher des solutions surtout dans le couple et ne pas faire sortir son problème dehors. dëgg la ñaar ak ñett bu ñu ko déggee dem rek yëf bi taawi. effectivement. wala nga koy teg ci réseau yi. sutura teg ko ci kër gi rek. waaw boobu moom sutura moo ñëw. maa ngi bàyyi Germaine. waaw Germaine tamit beneen ñëw comme ni nga ko waxee nii 50-50 bi. 50-50 bi mun naa arranger ndax ñëw ci diaspora bi jàppalante mais suñ demee ba kenn ci ñoom liggéeyatul foofu finance yi ñëw jafe-jafe ñëw xeebaati ñëw ndax léegi xale yi tamit muy góor a jigéen ñëpp dañuy calculer matériel la leen fa bàyyi. yow lu sax man 50-50 bi d'accord ma ci. parce que waa dëkk bi ñooy def 50-50. dëgg la ñoom loolu la ñu xam. da ngay teg ma teg. même man damay ne par exemple bu ma nekkee ak sama jëkkër. sama kër la sama famille la damay jàppale sama jëkkër. dëgg la man damay ne toujours man li ma gis man sama maman doon ko def sax mooy. dépense bi na ko papa teg foofu rek. lu mu joxe baax na. man it ba ma demee sama kër jëkkër loolu laa fa yóbbu loo ma jox baax na. dëgg la ma dolli. mais 50-50 bi fii mënul nekk. warul nekk su suñu communauté ñun. par exemple da ngay xool fii benn nit mënul yor kër. déedéet. bu dee góor moom kese góor kese mënul yor kër biir États-Unis parce que dafa metti charge yi moo metti yow léegi sa jëkkër par exemple bu fekk ne ñëw na andi na yow amal loo xam ne danga koy dugal ci biir kër gi. dëgg la Marianne jigéen décooru këram moom la war. dëgg la Marianne gis nga jigéen yaa war a jënd say rideau. assiette yu baax yi ngay tegalee sa jëkkër ba mu lekk ba mu rafet. ak neex yow yaa ko war a jënd. dëgg la ay napp ak yooyu yëpp yow yaa ko war a jënd sa bopp. mais taxaw naan sa jëkkër 50-50 du yoon. déedéet. góor ñi mënuñu ñoom kese mënuñoo yor kër. te loolu rek laa lay waxaat que ne góor boo nekkee moom aussi il faut nga xam lu mu mën ak lu mu mënul. mais aussi il faut góor ñi di bañ di nëbb seen salaire. dëgg la parce que sa jabar soo ko nëbbatoo. xamul looy fayeeku. effectivement léegi lu mu kii mu ne sama jëkkër de am na xaalis. dëgg la wax ko ñaata ngay fayeeku moom mu yemale ay bëgg-bëggaan. mais tamit jigéen ñi dañuy jàpp bu baax ci biir kër yi muy Afrique di fii parce que loolu mooy sëy. le partage. le partage. waaw Marianne baal ma bala ngay dem ci sa beneen point bi. li nga wax sànq ci cause de divorce li mu ci bëgg a dolli mooy. yaa ngi doon wax waxu LD yi parents yi. par exemple fii amuñu ay goro mais au Sénégal goro yi. goro yi dañu war a jàppale seen doom. dëgg la seen doom bu indee jabar
ñu bañ xoolee ndaw soosu comme wujj wala lenn dëgg la ñoo investir seen doom mais goro yi mënuñu concevoir ñu investir si seen doom def lépp ba pare seen doom wuti beneen jabar di ko defaral lu ne te ñoom duñ ko def dinañ buñ xataal ndaw si bu mu génn ci kër gi dëgg la léegi seen doom di wutiwaat leneen muy indi tamit nombre de divorce yi di increase il faut que ñoom tam ñu xam ne keneen da leen xajaloon ba ñu sëy dëgg la ci goro yi koy def laa wax nag parce que du ñëpp ndax nga gis goro yu baax a baax effectivement waaye ci ñi koy def ba indi cause de divorce sa doom nekk à l'extérieur dénk la doomam dénk la jabaram nga bun xataal xale bi ba xale bi bu ko tul sëy dëgg la ndax da nga ne déedéet lu tax ma koy yónnee dollar yëpp lu tax ma koy yónnee or effectivement te man maa investir si sama doom ba mu jàng ba réussir ba nekk avocat wala nekk lu mu war a nekk ba am alalam beneen bi mooy polygame ci cause de divorce la bokk dëgg la dama la doon bëgg a dolli ñaar yooyu rek bala muy romb ci cause yi bala ñu fay génn waaw soo mais Mariane déggee may ma tuuti rek nen ne li nga wax maa ne ànd naa ci yow mais am na xale yoo xam ne bu ñu ñëwee tamit sëy si Mariane am na xale yoo bu ñu ñëwee sëy si dëgg la nañuy def attention boo waxee ci goro yi rek waxal ci xale yi sëy waaw waaw lu ñu wax ci xale parce que xale tamit dafa war a mel ni mbaxane rek neexuñoo boot dafa war a ne mbaxane dafa war a oyof neexuñoo boot boo demee def li nga war a defal lépp mooy li ma la wax am na goro yu baax parce que goro yooyu dañuy dimbali sax seen seen jabaru doom dëgg la di ko jàppale ci kër gi di def lépp te xale bi tam da nga parce que léegi gisatoo sëy kër goro xam nga bëreetul de bu amee tam bëreetul mais loolu bu amee xale bi tam dafa war a oyof jàpp mère bi ni yaayam bale fobere def lépp lu mu war a def su fekkee liggéeyul bu fekkee xale baa ngi liggéey tam bu ñëwee week-end yi na gérer ak jour yoo xam ne liggéeyul wala mu wut bon dolli ci kër gi wala dara parce que loolu devoiram la loolu lañ doon wut ci sëyu goro mooy da ngay dem jàngi ba bala ngaa ber sa daara yow nga mokkal dëgg la xam ne sa goro jëkkër amiin sa goro sa yaayu jëkkër ka nga koy traité comme sa yaay ndax ku ne bëgg na yaayam teg toppatoo yaayam ba yaayam bëgg ndax suñu yaay dañu sonn ci ñun dëgg la ñun li ñuy ñafe di def yëpp bu dee lu ndaw la ñu am ça va nous suffire mais dañu bëgg a dimbali suñu parents yi dëgg la fay leen mënuñu leen fay mais au moins ñu kontaan ci ñun xam na ne li ñu def éducation bi ñu def ci ñun xam-xam bi ñu def ci ñun rafet jikko culture bi ñu def ci ñun ñu mën ko delloo loolu la ñuy ñaan mais dëgg la li nga wax Germaine ànd naa si de am na xale yoo xam ne moom mooy ñuy ñëw ne léegi duma sëy kër goro sëy kër goro dafa am importance daf lay jàppale daf ci baax de man mii di wax ak yow dama ci jaar kon su ma la waxee rek gëm ko da ngay jàng lu bëri waaw beneen bi tamit muy dox ci sëy yu bëri surtout ñi nekk ci diaspora bi duñu bokk level education ndax nit ki su fekkee ne kii su ne guy ga kenn Dakar ga du neex foog communication bi nekk ngeen bokk même niveau ngeen xam ne di ngeen mën a déggante foofu la tolérance di ñëwee ak compréhension ak yu bëri mooy bi éducation bi da ngay gis ñu ñëw un cas ñëw xamante ngeen ci réseau yi ndeke ndaw si moom am na niveau boo xam ne pharmacienne la yow nga ñëw fii au lieu nga wax ko yow li nga nekk yow yaa ngi ci beneen liggéey ndaw soosu su sëy foog mu am balance du ngeen mën a déggante du bëri ndax ndaw si la ñëw fekk si parents yi jàngal nañ ko moom jàngal na boppam ba nekk pharmacienne mu ñëw fekk fi koo xam ne bitiki mbagg la yore wala dishwasher la buubu sëy tamit lu ngeen si xam ak naka ngeen ko gisee. man je me pense foofu mooy li ñuy wax rek bala ngeen di sëy ku ne xam sa morom. dëgg la il faut ngeen xamante. nëbboo bañ ci am. dëgg la trust li ñuy wax trust dafa am solo parce que dara du feeñee ci digg mariage bi rek day ñëw indi interest like lii waxoo ma ko woon. dëgg la wala lii laa gis. gis naa koo xam ne dafa doon génn ak benn femme mu xamuloon ne kooku dafa def prison mais ci biir diggante bi la ko xam. mais mu bëgg ci génn parce que kooku da ko nëbb. dëgg la mais moom tamit xëy na waxu ko parce que l'occasion ne s'est pas présentée. dëgg la mais bés bi mu ko yëgee ci keneen dafa ñëw mu metti ko. moo tax il faut être franc dès le début. ku nekk xam sa bagga moo tax doo takk li nga wax léegi ci réseaux sociaux. réseaux sociaux yi ñoo taj dëkk bi soxna Maria. dëgg la ku defaru ba mbaax posté. lu la neex nga bind ne mooy sa profile. dëgg la waaye est-ce que loolooy sa profile. ñu bëri. dañuy def loolu wala indi la beneen photo bu dul ñoom. dëgg la. nga dem dugg ci gis leneen. dëgg la mbaa nga gis nit ci boîte gis mooy li ma wax rek gis loo xam ne c'est différent de la réalité. dëgg la.
donc ça amène beaucoup de problèmes. loolu bokk na ci lu bëri loo xam ne ni day dafay yàq dëgg dafa am solo. mais li nga wax ci affaire niveau éducationnel bi. ça dépend. man gis naa sëy yoo xam ne jëkkër ji dafa jàng ba ne at jabar ji jàngul. mais ani sëy boobu dara gënu koo yàgg tey ñu ngi ci plus de 30 ans de mariage. macha allah. ndax communication bu baax. jëkkër ji moo dem tànn xeebal kooku. dëgg la. loolu moom moo indi mu dox mais tey am na ci ñoo xam ne boo nekkee yow niveau bu xaay kii nekk du non. parce que communication bi du dem. dëgg la yow booy waxtaanee lii moom mi ngi ci fii doo leen dégg il faut ngeen am communication ngeen comprendre ku nekk comprendre morom lu muy wax. dëgg la am na solo. am na solo. aussi sa ay gan bu ñu ñëwee nekk ñëpp ay ñu jàng macha allah. say jabar moom day ànd ak ñoo xam ne bul xam. dëgg la ay xew ak ay yooyu dëgg la am na ñu jàng sax bëgg ay xew mais c'est-à-dire le niveau est très différent. mais mën na dox ko mën na bañ a dox. dëgg la mais yëpp ci muñalante bi la nekk compréhension communication loolu mën na ko doxal donc y a des exceptions. ça peut marcher comme ça y a des exceptions yoo xam ne éducation mun naa nekk tamit savoir vivre ak savoir faire. soo amee savoir vivre ak savoir faire defe naa ne background boo dem. di nga ko mun a résoudre. mën adapté wu. waaw di nga mun a adapté wu facilement. beneen bi tamit muy beneen phénomène tamit bi amaat tamit ba tey si diaspora bi danga fiy ànd ak sa jëkkër léegi sa jëkkër a ngi liggéey am na liggéeyam bu baax léegi affecté nañ ko wala bëgg naa ñibbi wala dem na à la retraite mu ne la soxna si kat dañoo war a ñibbi yow nga ne ko dee ndax samay njaboot fi la ñu juddoo. suma njaboot kon boog fii laay màggee donc góor ga su demee si góor ga amoon ngor ngeen ànd comme ni ko nen ne waxee le meilleur et le pire du ne day neex rek damay ànd ak moom mais ñiy sëy muy góor ak jigéen nañ leen xalaat ne retraite dina am mag dina am feebar dina am ba ngeen di ànd neexoon na la jeunesse yéen a ngi ànd nekk benn léegi indi na la ba nga am say teraanga mais su paree ne dafay ñibbi amal ngor yow tamit takkal say bagage dem fekki ko ngeen jàppalante ndax du ne lu neex rek kay wëy. waaw Mariane. xam nga par exemple boo xoolee nit ñi niñ fi ñëwee moo bokkul. dëgg la. am na koo xam ne jëkkëram moo ko andi. am na koo xam ne fii la tasee ak ki ko takk. dox daje. am na koo xam ne aussi moom moo andi jëkkëram. donc léegi par exemple fii da ngay gis ne dëkk la boo xam ne day opportunité dafa bare. léegi nga nekk fi par exemple xale yi commencé jàng. xam nga anglais la ñuy jàng. dëgg la. léegi waa ji xëy bés rek ne la léegi nañ dem Sénégal. xale yooyu déjà engagé wu nañu fii ak éducation bi ak école bi. léegi naka ngay def. effectivement. loolu xam nga problème la. mais aussi Fall li ma bëgg a wax rek mooy ku nekk rek ne ku ne rek damay toog. am na loo si lu mu basé wu. dëgg la pour toog. moom moo xam li ko fi tëye. mais aussi ce n'est pas parce que dañu ñëw fii da nga war da ngay ñibbi forcé non. kooku xëy na am na leneen loo xam ne moo ko fi tëye. loo gis rek ci biir daal waxtaan la. ngeen waxtaan. et puis bu fekkee ne aussi sa jëkkër la na ngeen waxtaan ba jiboo. dëgg la nit ki toujours bul forcé. dëgg la dama lay ñaan. may ma toog fii. dëgg la nañu waxtaan. dëgg la dégg nga il faut li nga fiy toog mu nekk donc commun accord. dëgg la mais bu fekkee da ngeen bëgg a xëccoo day metti. dafay metti mais dès le départ na waxtaan am d'abord pour ngeen xool noo leen di def. effectivement nee ne. waa man daal côté boobu li jamais wax affaire xale yi. parce que xale yi bu ñu commencé jàng te fii anglais la ñuy jàng par exemple. nga dem fee français te mënuloo fay école bilingue dafa cher. dëgg la. donc yéen ñaar mënu leen demandoo soit di ngeen sacrifier xale yi. wala yéen ngeen am seen bànneex sacrifier xale yi wala yéen ñaar seen relation xaw a am distance. pour quelque parce que il faut kenn toog donc mooy li may wax communication foog mu am. dëgg la kii muñal boppam. ki góor bi dem. jabar ji muñ toog. ki gën a jeune te mën a liggéey tam. mais loolu tamit inconvénient bi mooy. dina indi problème de solitude. distance. manque de communication bu amee parce que dootoo leen déggante ci lan ngeen nekk. dëgg la Sénégal léegi tentation bi bëri na. sa waa ji ñëw dugg ci leneen. dëgg la. ñu ñëw ne waaw buy takk suuf ak takk yu kenn xamul di daal di dugg si. dëgg la du la wax li ci nekk. effectivement nga daal di am problème. donc yooyu am na solo.
donc moo tax distance bi tamit baaxu ci daal. déedéet sëy moom. waaw te ku ne muñu leen te def yenn sëy itam bu ñu demee ba yenn âge yi lenn li ma bëgg a indi mooy manque d'intimité boobu tamit. bugguma yegg fi ma bëggul wax ndax dañu nekk ci kii mais day indi problème. dëgg la dëgg la. ndax bu dee yow dem nga ba benn âge mënatoo. bul xañ keneen ki parce que en général góor ñi dañuy am certain âge day am différence d'âge de 10 ans wala 7 ans ak seen jabar. effectivement ñoom ñu dem benn stage xale bi ba tey nag nekk ndaw nag. dëgg la bëgg a boppam. dëgg la mooy indi ay xale yi di am far am jëkkër ak yooyu. di am dëgg la te loolu lu koy def mooy manque bi. dëgg la dëgg ce manque là l'un des conjoints le cherche. waaw ailleurs. ñu ngi koy wuti feneen. dëgg la loolu dina indi problème de divorce. dëgg la mais vraiment waxtaan la lépp ci biir parce que xale itam il faut que ñu xalaat leen. effectivement parce que conséquence su divorce yeeg yëpp. répercussion bi ci xale yi la. waaw ma bàyyi nga yegg sa xale bu nekk bëgg ngaa gis yaroo ci sa kanami yaay ak ci sa kanami papa. dëgg la waaw léegi tamit beneen problème mooy tamit di góor ñi tamit suñ demee ba am njaboot gu bëri foofu stress a fay ñëw góor ñu bëri dañu naan yaa ngi concentré ci xale yi que ne man boobu tamit di beneen problème indil stress jabar ji kër ga dootul neexateeti naka ngeen gisee côté boobu tamit. mais aussi Marianne jigéen aussi il faut muy organiser wu. dëgg la par exemple xam nga lan laa d'accordul mooy nga yor xale mu nekk sa ginnaaw di daw ba 21h. 22h. xale bi du tëdd ji xale bi dina sonn. yow di nga sonn doo mën a toppatoo sa jëkkër. du yoon du yoon. Marianne loo gis dañ ko war a organiser man boobu. xale boo ko yoree mu nekk ci sa wet. ba 20h. dëgg la fexeel sa doom mu lekk. nga sang ko walla nga nettoyer ko nga dem tëddal ko 21h mu nekk ci néegam comme ça yow di nga noppaliku. nga am temps toppatoo sa jëkkër. dëgg la. même Marianne sa jëkkër ñëw fekk lekkam parewul. rafet looluy andi problème. sa jëkkër laaj la chaussette am gisuloo ko. dëgg la. Marianne mais góor am na yoo xam ne bu nee sax ne day génn yow yaa war a xool sa jëkkër li mu sol. dëgg la. yaa war a repasser say bagage yu jëkkër sa responsabilité la ne. góor ñi aussi il faut ñu leen di dimbali. dëgg la. parce que góor am na yoo xam ne day xool nii rek day dem rek mais yow mi jigéen yaa war a def loolu. effectivement mais nga bëgg a nekk yow bàyyi nga sa jëkkër tallatoo ko xale bi mu ngi lay tardé pour lan. xale bi dafa war a am heure am. yow nga am sa heure nga jot sa bopp sax. dëgg la noppaliku. effectivement. waaw dëgg la loolu dëgg la nee na sànq bi ñuy ñëw suñu ñu ne ko ne góor ñi tamit foog ñu leen di toppatoo c'est comme monotonie baaxul like suba bu nekk yaa ngi lekk ceebu jën bés boo lekkee suppu kànja bu germaine bi ànd crevette defe naa ne di nga lalli kon boobu monotonie baaxul waaw ñoom karaab loolu moom tamit luñ war a sóoraale la tamit ci sëy yi tamit waaw mooy sànq ñu ngi ci waxtaan. waaw ma ne monotonie si sëy baaxul. nit da ngay alterner. dëgg la. tey da ngay dóor sénégalaise bi. suba nga def sa jiin. dëgg la. yaa ngi sa kër. sa kanamu jëkkër permettre nañ la ko. bul def yenn yi di ko def ci mbedd bi. mais sa jëkkër loo def lu ko bégloo ma ne am nga ci droit. dagan na. defal ba mu baax. ñun bala ñuy mag yow génn defaru tàggalu fekk ñu ngi dem xew. ah non 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 c'est ça waaw loolu waaw déglu rek germaine bala ñuy defaru daal fekk ñu ngi dem defar ba mu baax boo ñëwee ci kër gi rek jël sa benn robe. c'est pas normal kii rek toog. yàlla boo ko sol nag ñetti fan. di xeeñ togg ak yëpp. loolu moom boo toggee ba pare. c'est ça demal sangu ba set bala ngaay teg. xeeñu neex. solu beneen solu ñëw taajal sa àllaaji. day am sax envie lekk. effectivement bala ngaa génn ñëwal toog mu xool la enjoy ko boo ñëwee bul simbeeku. del solu ci kër gi waaw del solu ci kër gi defar ba mbaax. waaw del fël fu ne nag. dëgg la bul ne rek mag laa. def ay garaam boobu rek toog da ngay def des fois ndoket. dëgg la des fois nga dóor sa jiin des fois nga dóor sa robe day rafet te da koy neex. dëgg ko defee du ko wuti ci biti. effectivement mais li mu amul si kër gi bés bu demee ñami ko ca mbedd ba téye ko dina ko jafe malgré nee nañ leen. am nañu droit takk ñett ñeent. te loolu nee naa leen keroog piège la de ci man ndax dañ la ne il faut être juste. dëgg la sama gars yi mënuñu ko te li te nee nañ la
waroo différencier na góor ñi tam jéem a juste dimbali xale yi. jigéen ñi nañu defar ba mu baax. toppatoo seen jëkkër. def leen ni xale. surtout bañ di monotone. dëgg la fu ñu leen xalaatul rek nañ fa génn. nañ fa fële ba. fu ñu leen xalaatul rek nañ fa fële bu ko defee waa ji day yàkkamti ñibbi si. surtout été bi di ñëw. Mariane robe yeeg yu baax yooyu waaw di ko def ci kër gi waaw. xam nga xale. bu jigéen buy sëy. yéen yaa leen ko war a dimbali. dëgg la wax ko lan lay fekki ji. parce que xale bi xamul. dëgg la foo bëgg a wax yéen yaay yi. waa ñun yaay yi. mais Mariane. aussi boo amee sa doom muy sëy. yow war nga ko pareel sax ay ndoket yoo xam ne moom lay taajee. effectivement. mais yow nga bàyyi sa doom mu dem ak ay jiinam. non. foo ko fekk mu sol jiin ak t-shirt. daal toujours ne damay naan xale yu jigéen yi bàyyi leen jiin yi ngeen di sol nit ki. dafa am foo xam soo fa nekkee danga jeeg nga sa biir kër léegi. dootoo xale dootoo xale. jeeg nga dafa am de temps en temps ngay sol say ndoket. mais jigéen mère yi tamit maman yi ñoo war a dimbali xale yi. xale yi léegi du ñu xam. dëgg est-ce que xale yi duñ déggal yaay yi léegi soxna Thiaré beneen problème boo wax ak ñoom. booy wax Mariane dinañu dégg. ngay wax ak ñoom ay nit lañu dinañu dëgg la dëgg la. ak ñoo ko mooy li ma la wax sànq rek da ngay fël fu ne. waaw jiin yi doo ko bàyyi. ca biir kër. waaw am nooy da ngay alterner da ngay boole lépp. waaw tey buñ la xaaree ci Victoria Secret ba suba yaa ngi dem fee ci. beneen côté. waaw boobu yooyu ñoom tudd ma. non yooyu am na ci solo. da ngay génn fu ne. boo di an baat tamit kenn demul mu des. yooyu bu koy sëyee moom Victoria ak bu dee baat ñoo xaw a bokk. mais dama ne boo jógee ci yooyu. waaw nga dellu fee ci ñoom HLM marché HLM yu baax yi fa xale yi di jaay. yooyu itam si la donc da ngay fël fu ne. dëgg la bu dul loolu rek bu gisee lii monotonie bi. dem gis leneen. mooy fëkk seen bët. effectivement da ngay changer tam booy def rouge à lèvres bu rouge chaque jour. waaw beneen yoon nga def verte. baa nga def purple yi xale yi xewa wala nga génn ci neutral bi. mais aussi Mariane. nit ñi aussi bu ñu foog ne sëy ci côté boobu rek la. sëy am na leneen. dëgg la. par exemple Mariane aussi boo nekkee ak sa jëkkër. dangay fexe li muy def mu intéressé la. effectivement. par exemple liggéeyam. bu ñëwee nga laaj ko naka sa liggéey. naka sa journée. bu dee liggéey boo xam ne mun nga ko ci jàppale am na liggéey yoo xam ne yow par exemple mun nga ko defaral. dëgg la. pourquoi pas. bu fekkee ne liggéey la boo xam ne mënuloo ko def. mais le fait que nga waxtaan ak moom sax. mu ne la le lendemain dama am woon rendez-vous. le lendemain mu ñëw nga ne ko naka sa rendez-vous bi. dina tax kooku kontaan xam ne li muy def mu ngi lay intéressé. effectivement. mais am na ñoo xam ne yow sa yoon newul ci dara. yow kooku lijjanti bu ñëwee ñëw na bu demee dem na mais góor ñi aussi jigéen ñi aussi il faut ñuy bàyyi xel di jàppale góor ñi di leen di yërëm. dëgg la. Mariane sànq bi nga ne jigéen ñi dañuy topp ci xale yi ba duñu toppatoo seen jëkkër. te Germaine ne il faut ñu am ñu organiser. suñu planning. xam xale yi ba ne la ñuy dem. nga mën a préparer topp sa jëkkër ndax ci la. ndax intimité boobu tamit dafay dundal sëy. effectivement. sinon mu indi manque yi. loolu tamit am na solo daal ma ci bëggoon doon. des fois moom papa yi tamit des fois foog nga leen di gëstu tamit de temps en temps laaj nga jox leen benn mardi wala samedi wala dimanche boobu nga xam ne papa ji rek ko moom. xale yi teel a tëdd nag. waaw boobu tamit dina jàppale si néegi sëy dina jàpp. mais aussi problème bi mooy Mariane da ngay gis ñii xale yi di sëy duñu xam ni ñuy balancer affaire bi. dëgg la de telle sorte que léegi dañuy jékki-jékki rek problème daal di am parce que toppatoo ñu seen jëkkër ak yooyu. mais Mariane li koy indi mooy li nga wax li ñu amul ku leen dimbali ci xam nga diaspora bi amuloo benn nit. dëgg la. yaa ak sa jëkkër kese ak sa doom mooy li ma la wax ci solitude bi. bu dee Sénégal parents yaa ngi fi nga yóbbu sa doom yóbbu ko sa kër yaay nga amee sa weekend wala am dara xam nga am na fi. mais fii koo koy def soo amul yenn relation ak nit ñi wala ku mel ni yow maa ne la maa ngi lay bàyyil xale yi dem te kaw nga nangu ko. man ma dem ànd ak sama jëkkër. mais loolu day manqué. waaw donc loolu mooy manqué ci ménage bi dañu bëgg am njaboot. ok ba pare bëgg a continuer di gérer lañ doon gérer avant njaboot bi. te njaboot bi day indi changement. mais on doit s'adapter à ces changements essayer de les améliorer. mais bañ a fàtte suñu vie de couple. dëgg la am na solo. comme xam naa ne rek niñ ko waxee woon rek waaw yow Germaine tey kan moo aw fii. fii daal sama grande sœur dama am benn grande sœur boo xam Mariane nag ndeysaan. maa ngi koy nuyu. saa yu lu gis su mu gis lu rafet rek ne ma am waaye nag léeg-léeg mu ne la rek leel de toogeel nii
ñu ngi koy nuyu de passage ndax gis naa maa ngi lay nuyu moom daal moom nee naa ko nag na yokkaat. waaw non na yokk ñeex comme ni ko xale yi waxee. maa ngi lay nuyu ak maman Fifi samay grande sœur lañu ñoom ñooy samay yaay dañ ma bëgg. macha allah vraiment. waaw soxna si moom camisole bi macha allah waaw. sama benn sœur bu baax a baax ñu tuddee ko FJ di Farma. ok fii. waaw macha allah. kontaan bu baax. kon boog nag xam naa fi la ñuy yem rek ba incha allah di leen dox dig daje ba le mois prochain ñu ngi woon si RTV Afrique di si ànd ak tout le temps ak Souleymane Diop mi nga xam ne tàyyiwul sonniwul communauté bi rek a ko ñor di ko ñaanal yàlla na ko fi yàlla bàyyi. di nuyu ñëpp nag bàyyiwul ñu kenn di baalal ñëpp àq di baalu tamit àq yàlla nañu ko yàlla may ñu fekkee incha allah. merci merci Maria. merci Marie merci.